mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. Ballon d'or ab Afrique gi ndax dina tàbbi ci yoxo yi Sadio Mané bu ngoonee tontu bi ca Égypte waaye ca Bambali ga mu fekk baax moom askan wa amuñu naatable ne ndam li day ñëw fii Sénégal ma nga fa nag ca Caire moom Sadio Mané naka noonu it délégation bu Sénégal ba ci ak xaar bu ngoonee cérémonie njoxeem Ballon d'or africain fii ci Sénégal wàllu yoon chambre criminelle ab tribunal Dakar xëy tey sëgg ci ñaar ci mbir ngeen baal ma Patouk vice président ba fi woon bu conseil économique social environnemental soxna Fatoumata Mactar Ndiaye ak it Pat Guénen ñeel ab taximan woon Ibrahima Samb ci Ouest Foire la woon ci Ndakaaru boulanger Sénégal yi yëglu la ni bañ mooy mujj ci tëj ak yokkute njëgu courant gi bu nu sañoon nguur gi jëli matuwaay ak i dogal yoo xamante ni yu leen di gunge la di mesure d'accompagnement dialogue national bi ginnaaw installé gi ñeel président ba Famara Ibrahima Sagna ba sànq ndaje amul donte ñenn ci kuréel gi jàppuñ ne ñàkk ndaje yooyee mën na yàqas lëf ci liggéey bi beneen ab laaj di bu keroogee yooyee ndaje ana fu nu koy defee di siège ndax mbootaay gi amagu ko bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax El Hadj Assane Gueye. bisimilah général Qassem Soleimani rabam bi tey métti na lool ndax ca ñu bari faatu nañu ca Iran ndax ay buuxante yu métti Guinée Bissau moom ay woote jàmm gannaaw bi Embalo gagné élection ya dinañ joxit kàddu gi docteur Bakary Samb bu Timbuktu Institute gannaaw bu président bu Congo Brazza waxee ne bu ñu beddi benn yoon Afrique ci crise ba am ca Libye. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi ñeel xibaar yi bitim réew daanaka sport gi tey fa la gët yëpp jublu ci Égypte sëñ Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay la Jassane. Sadio Mané ak ndam li nu ci yaakaar tey. loola mooy lu ñuy waxtaane sax ci biir ëttu xabaar bi loole lépp moom lay doon Ballon d'or bi journaliste yi dinañ ci yëkki seen kàddu yëf itam gestu ci palmarès bi maanaam bu ñu ko tàmbali ba léegi ñan ñoo ko gagné ak ñan ñoo ca tegoon tànk waaye itam dinañu laaj waa mbedd mi naka la ñu gisee yëf yi. loola mooy li ñu nar a fas yéene waxtaane ci xabaar tàggat yaram. jërëjëf Malal yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey jii wàllu kaaraange lay waxtaane ak cong yi nga xamante ñu ngi koy nemmi ko fan yi ca ñiy def yu ni mel ne ñaawteef bàyyiwuñu station d'essence bàyyiwuñu bureau de poste naka noonu bërëb yi ñu yëngoo ci jënd ak njaay ñeel gerte gi rawatina dal yi am ci kaw doomi Chine yi yooyee cong ak li ci mën a doon saafara mooy waxtaan week RFM ci technique bi Abdoulaye Diop. Sadio Mané ngoon ndax mooy doon daj dëpp gi ci moom ñeel Ballon d'or ak Afrique gi lu ci mën di am yegg na démb ca Caire délégation bu Sénégal naka noonu ngir xaar gi ñeel njoxeem Ballon d'or Afrique ñu dem ca Caire ak ndawal groupe Futur Média Bakary Cissé maa ngi lay nuyu Bakary. El Hadj Assane maa ngi lay nuyu. naka la ambiance bi demee xaar gi foofee ñeel ni ñu ko waxee njoxeem Ballon d'or Afrique ak Sadio Mané na muy dundee jamono yëf yi. waaw El Hadj lu ñu mën a jàpp tey mooy effectivement Sadio Mané egg si na si jàmm fi nga xamante ni mooy Hurghada fi nga xamante ni moom la CAF di organiser ay cérémonie meilleur joueur africain de l'année donc tey su ma nag Sadio ba mu yeewoo dafa ndekki vers les coups de 10h30 après midi la amoon séance d'entraînement bi duré 1h30 donc entre hôtel Citadel bi ak fu mu dem entraînement presque 45 minutes la wax ni tamit Liverpool déployé nañu presque 5 éléments wu sécurité pour mun a gérer li nga xamante ni mooy kaaraange Sadio Mané am nañ tamit ak benn physio ak benn préparateur physique donc Klopp bëgg ko bàyyi mu ñëw toog noonu ñaari fan du entraîner c'est vrai que démb journée chômé payé la woon si moom mooy maanaam liggéeyul te nag ñu ne ko bon moromam yi nga xamante ni ay naataangoom yi nga xamante ni ñoo nekk Liverpool lu ñu war a liggéey yëpp il faut mu liggéey ko tey donc looloo waral séance d'entraînement bi c'est vrai que ñëw na pour fekkee li nga xamante ni mooy cérémonie Ballon d'or bi mais nag jàpp na tamit liggéey gi bokk na si li nga xamante ni moo tax mu egg si fii donc yi nga xamante ni ñooy autorités sénégalaises yi ñu ñëw mun nañu jàpp kii di maître Augustin Senghor président Abdoulaye Sow El Hadj Diouf gis nañ tamit ay invités comme ñoom Mari Touré ñoom Khalidou Fadiga ñëpp a ngi fii tey jii nii si hall bi ñëpp a ngi jàpp ni effectivement mën na am Ballon d'or bi mu nekk Ballon d'oru Sénégal. moom la ñuy ñaan Bakary Cissé la woon mbokk yi ak ñun bu groupe Futur Média nekk ci yéenekaay bi di record dinañ wéy di ànd ak moom moo toogal GFM ca Égypte ci émission spéciale bi nu jagleel joxeem Ballon d'or Afrique bi ci RFM bu ngoonee 18h15 lay doon ak Malal Junior Diagne Youssouf Bodian Cheikh Tidiane Diagne ak toute l'équipe
sport bu RFM ñu dem ba Bambali ci bët Saalumu Sénégal fi nga xamante ni fa la kii di Sadio Mané fekk baax ak ñun ci téléphone bi Max Euclide Kamfani maa ngi lay nuyu Max. waaw fi mu ne moom dafa mel ni dégg nañuy galañ ak yooyu mu mel ni ambiance beeg waajal geeg yaakaar gi mu ngi foofu ca Bambali. Max ñu déplacé wu un peu ndax xëy na réseau bi am ak tan ak mbokki déglukat yi Bambali mbokk yi fàttali ni Sadio Mané fa la fekk baax ñoom ñëpp mbokk yeeg jege ñaale xarit di xaar ndam li tàbbi ci ay loxoom Max Euclide Kamfani kon ñu daal di dellu ca Bambali fexe ba ak defaru am ci ba nga xamante ni réseau bi dinañu may ñu dundandoor ak waa Bambali xaar gi ñeel njoxem Ballon d'Or ñu fàttali ni ngoon lay doon ca Égypte Max Euclide Kamfani kon ñu daal di yeggee mbokki déglukat yi rek ni Bambali dundee jamono yi xaar gi. waaw Bambali mi ngi ni di dund parce que sànq ñu woon kër Sadio Mané mesure ñoo déplacé moom bi ci entrée bi ànd ak jamono parce que dafa am ay jàll ñoo war a teral war a ñëw looloo tax bi nga xamante ne depuis démb ñu ko doon tëgg fii nii ba 0 nañu arrêté woon bu ma ñu ñetti fan yi waajal bés bi le ñoom ñëpp ñu yaakaar ni Ballon d'Or bi yoon man wala ko mën ndaxte lu mu woowee ci bël bi ci at bu métti ak ci championnat. Voilà. ñu jéggalu mbokki déglukat yi jéggalu Max Euclide Kamfani xam naa ni ci kanam tuuti wala ci émission spéciale bi ñu jagleel li nga xamante ni mooy joxe Ballon d'Or gi bu Afrique ci Égypte dinañ ci ànd ak moom ci antenne bu RFM Max Euclide Kamfani déplacé wu ca Bambali ngir dundandoor ak ñoom li nga xamante ni mooy xaar gi yaakaar gi ñeel Ballon d'Or Afrique bu ren bi ñu am yaakaar ne kii di Sadio Mané doomu Sénégal tàggatu yëngatu ca Liverpool dina ko gàddu RFM benn waxtu tegal juróom-benni minute. ak RFM kumpa jeex na. wàllu yoon ak ki nu daal di toppee ba fii Fatou ki nga xamante ni mooy soxna Fatoumata Mactar Ndiaye nekkoon ni jamono vice président bu conseil économique social environnemental mu ngi kon yoon sëgg ci mbiram jamono yi ci subaak léegi moom Samba Sekou Sow ñu daal di fàttali ni it yoon mu ngi sëgg ci mbir meneen boo xamante ni bu Ousseynou Diop la Ousseynou Diop moom da yëngu ci wàllu njaayam wote di voiture de luxe moom li ñu ko toppee mooy ak boom ñeel ab taximan Ibrahima Samb 16 octobre 2016 la woon ci Ouest Foire fii ci Ndakaaru ci yeneen jotaayu xibaar RFM dina ci daal di ànd ak yéen leneen ne xibaar diw tiis wotob gendarmerie boo xamante ni dafa këppu ci fi nga xamante ni mooy Samine ca Goudomp chauffeur bi ak ñetti gendarme am nañ ci gaañu li waral këpp gi nag mooy woto bi doon moytu benn borom moto Jakarta ngir bañ koo mbëkk ko lor kon moo leen jural këpp gi ba ñu am ci ay gaañu ci woto boobu nga xam dañ doon yóbbu prisonnier ci fi nga xamante ni mooy diwaanu Kolda ñu fàttali ni moom moomee ñu interpellé nag dara jotu ko ci accident bi. RFM rajo askan wi. mbokk Chine yeeg seen i naatangooy yu doon yëngu ci sàngin ca ak cong amoon jëmee ci ñoom ci wàllu kon njëndum gerte gi ñoom rafetlu nañu responsable bi lii di kàddu yi président de la république ñaawlu gi benn jëm ci cong gi ak it matuwaay yi mu diggee ñu fas yéen ko jël jëmee ci ñoom ñi nga xamante ni moom jiitu réewu Sénégal jàpp na ni bokk nañ ci li gënal campagne u njaayam gerte gi fii ci mim réew loolay ne kàddu nag ki nga xamante ni moo jiite kër gi di West Africa Agriculture rafetlu nag moom Pape Dieng xamal ñu it ne wàllu matuwaay gis nañ ci tan rawatina taxawaay gendarmerie Pape Dieng xaas njóogu jeen lii xew président bu ko naqarloo dafa fekk mu nekk lu nekk si moom la man xam naa ne réellement président affaire métti na ko mun naa la gëñal ne lu ko gën a métti ci àdduna bokk na ci waaw parce que tey jii lii faagaagal njëriñu askan wi la faagaagal njëriñu béykat yi la du dëgg moo tax ñu ngi rafetlu génnam bi ñu ngi rafetlu sortem bi. mais est-ce que kàddu yu njiitu réew mi jëfe nañ ko ndax gis ngeen ne jël nañuy matuwaay ngir seen kaaraange gannaaw kàddu yu président de la République yëkkati démb. loolu am na depuis les événements ont démarré presque événements yi ay 2h45 du matin la ma oo leen 2h55 donc boobu ba léegi ñu ngi taxaw. waaw boobu ba léegi ñu ngi taxaw am na ay patrouilles fan yi yëpp démb ak barki démb yëpp am nañ même check point gendarme yoo xam ne ñu ngi fixé ñëw gaare seen auto fixé démb ak tey vraiment maa ngi rafetlu seen taxawaay gendarmerie moom wax dëgg yàlla matuwaay yi jël na ko ba mu mat. man moom en tant que responsable directeur de l'usine donc sama xel dal na sinon yi xëy na seen xel mun na bañ a gaaw ñëw dellu si mais démb ba léegi maa ngi dalal seen xel.
mu nekkoon Pape Dieng njiital usine fi nga xamante ni mooy diwaanu Saloum West Africa Agriculture de rafetlu rek dogal ak matuwaay nguur gi jël ngir karange jëm ci wéyelu ko campagne njaayum gerte gi ñu waxtaanee ceeb bi yoon Sénégal amoon yéene yegg ci autosuffisance dem ba daan dootuñu jigaaneeti ceeb boobee bitim réew lu ni mel jotuñu ca donte am na ñenn ci borom mi xam-xam yu gis ne ñoom la ñuy rafetlu mooy benn ceeb bi nu fi bayee ak li mu matee ci mbooloom diwaani Sénégal foo dem fekk ko fa donte it mënees na gën a baral jéego yi ngir egg ci loolee nepp autosuffisance fexe ba production beeku kaaraange am ca njàngatu Adja Awa Mbaye bay dundee ñu naan ko autosuffisance en riz Sénégal bëggoon na ca àgg 2014 la ko waxoon waaye ba léegi yeggseegu ci docteur Waly Diouf gis ne tey li ëpp solo bay dundee mooy fexe ba réew mu ne la mu bayoon ba noppi mu ful ko ba mu nekk ñaari yoon ñetti yoon docteur Waly Diouf moom mooy coordonnateur bu programme national autosuffisance en riz. ñun nag bi ñu nattee ñun Sénégal diggante 2008 ak 2018 def nañ ne déjà ñun multiplier nañu par 3 li ñu amoon 2008 am na nag réew ci ñaar fukki réew ak ñett yi nga xew soobu woon nañu ci mbir moomu ñoo xamante ne ñii doublé nañu ñii jotuñoo doublé ñii sax dañoo xaw a arrière tuuti waaye bu ñu booloo li Afrique produiroon en 2008 xool li Afrique produire en 2018 ci ñaar fukk at ak ñett yooyu seetu lañu ne double bi àgg nañ fa. mu yokk ci ne tey ceebu mbay mi fépp foo dem ci Sénégal fekk ko fa te loolu lu am solo la. tey fu mu nekk nii foo dem Sénégal ci at bi yëpp da nga fa gis ceeb bu baax mais loolu nag boo seetloo fukki at ci ginnaaw amuñ ko woon boo soxlawul ceeb da nga koy yóbbante kuy dem Saint-Louis. bay dundee naam sax Sénégal egsi wu ci waaye waroon naa jël objectif am boobu téeméer boo jël mu fexe ba juróom-ñaar fukk yi am ci Sénégal maanaam ceeb bu doy lii mooy gis-gisu Saliou Sarr xam-xamam màcc ci wàllum koom-koom ci mbay mi. mën nga ko waxee bale sa buntu kër li nga soxla lu si ëpp nga amee ko sa réew li si des tuuti nga mottali ko bu amul sa réew nga mottali ko si bitim réew loolu moo gën a wóor defe naa ne option boobu Sénégal waru si génn parce que bu si génnee ëllëg mën naa am ay jafe-jafe mën naa nekk nag ndax suuf saa ngi fi naaj waa ngi fi baykat yaa ngi fi maanaam ay liggéey ay orientation yu wér ànd liggéey ak baykat yi jiital leen déglu seen xalaat defe naa ne bu ñu ko defee mën na fi ak ñeenti juróomi at ñu nekk si situation boo xam ne nii bu dee téeméer fanweeri rek ngay jëli bitim réew juróom-ñaar fukk yi nga defe ko sa réew. 1 million ak juróom-benn téeméeri junniy tonnes mooy objectif bi Sénégal bëggoon a am ci 2018 bi waaye tey jii bu ñu xoolee xayma yi ci wàllu mbayum ceeb mi natt bi tolloogu fa. awa xam naa dinañ sumi sekkeen bi nga nekkal wala man mi di ngeen bi ndax ginnaaw lii di gerte gi ceeb bi dañu cee teg mburu mi ak boulanger yi yëglu ñoom dañuy tiit ak njokkute njëgu courant bi ñoom seen kër yenn yi dem ba tëj faf bu nu sañoon nguur gi gunge leen ak ay mesures d'accompagnement Salimata Aw. metti na lool seer na lool wax dëgg maa. lii la ñu teeroo ci yokkuteeg njëgu courant gi moom mii di boulanger di ñu xamal ni daan na dugal 40 000 ci koppar ci courant jëndee ko woyofal wante benn ayu bés daan na ko am léegi nag juróomi fan gën gaa bari lay tollool. parce que boo xoolee liñ doon jënd au temps ak li ñuy jënd actuel bokkut fi mu toll nii boo chargé 40 000 yi une semaine rek lay def ak yow. 40 000 mooy 40 000 waaw woyofal. parce que une semaine yi sax day dem ba du mat sax ay 6 jours rek lay def mu jeex. métti na trop. depuis décembre ba léegi moom commencé na. mu yokku ci ni lii bu dakkut boulanger yu bëri danañu ba li ñuy liggéey ndax gisuñu ci seen bopp. maintenir rek lañ ciy defati mais du loo xamante ne da ngay liggéeyati pour gagner dara. mën a ci tee gagner dara léegi da ngay maintenir rek. loolu moom buñ sañoon syndicat bi taxaw ci carrément wax dëgg ko defee mu tani parce que farine bi cher na courant bi cher na gasoil cher na. lépp te xam nga dafa xaw a métti trop. jamono yi mu toll nii métti na trop parce que four yu bëree ngi tëj. problème mu courant bi gasoil farine bu cher bi. beneen boulangerie ci Russie moom lu ni mel la xamle mu ci yokk ni nguuru Sénégal na leen dimbale rek bàyyi courant nga fa mu tolloon ndax ñoom ñooñee gisuñu ci seen bopp benn yoon. on est déjà pauvre ba pare nga teg ci encore pauvreté. baaxul parce que déjà te revenu est trop faible. léegi foo jëlee par exemple boo yoree par exemple njaboot par exemple. dawal la yërmande nañ ko bàyyi noonu rek. ñu soow rek waaw. ñi liggéey ci wàllu mburu mi xam ni yokkutee fa courant bi day gën a rek yokk ci jafe-jafe yi ñu nekk bu jëkk ñi ngi doon jooy yokkuteefu njëgub farine bi yokku ci payoor gu bon léegi nag yokkuteefu courant gi ñëw yem leen ci baat bu yàggee
dootuñu mën a dundal seeni njaboot. jërëjëf soxna Salimata Aw leneen ci xibaar mbokk yi ñeel waa forum du justiciable ñoom la ñuy sàkku ci waa front social bi taxaw ñoo lànk ñoo bañ ñu jiital li waxtaan teg ci wet ga defante mooy dialogue teg ci wet ga confrontation bu na sañoon daal ñu ànd ci li nga xamante ne mooy penc min fi yëkkati ci réew mi dialogue national bi njiital forum du justiciable Babacar Gueye Babacar Ba ngeen baal ma ak Georges Déthié Diop. tey fi ñu toll nii dañuy demander à ce que le front social muy bépp composante ñoo lànk ñoo bañ ak yeneen mouvement yëpp yi ci nekk ñu privilégier li nga xam tey moom mooy dialogue parce que man damay wax que ni souvent dialogue moom a gënal confrontation donc bu ñu privilégier li nga xam tey moom mooy dialogue bi mën nañ ñëw indi en tout cas seeni plaidoyer lu ci mel ni tey yokkum courant bi xëy na neexul ci kenn mais su boobaa bu ñu ñëwee ci dialogue bi dinañ ko mën a mettre sur la table ñu mën ci discuter kenn ku nekk jox ci sa xalaat ñu mën a en tout cas ñu mën a trouver ay solutions mais je pense que ni tey nga nekk ci di kaas nekk ci tali bi bon c'est vrai que ñun contre ñu tey ñit ñi di manifester mais pour ñu mën a am di concret pour ñu mën a am solution bu ñu lancer dialogue bi je pense que ni c'est pour trouver des solutions donc bu ñu ko toogee waxtaanee Sénégal bu nekk jox ci sa xalaat man jàpp naa ne ci la ñuy gën a mën a amee li nga xam te moom mooy solution que bu ñu kenn ku nekk bu taxawee sa camp braqué confrontation man dama jàpp ni lijjantiwul dara li am solo mooy ñu dem ci dialogue bi ñu mën a mettre les questions sur la table kenn ku nekk joxe sa xalaat bépp acteur boo xam ne da nga nekk ci société bi nga am lu la metti pour man boo ñëwee ci dialogue bi war nañ ci mën a trouver consensus d'autant plus que le président de la République li mu wax leer na lépp loo xam ne jóge na fa comme engagement consensuel dinañ ko mën a appliquer je pense que ni mooy de manière pragmatique mooy solution bi gën a gaaw. boobu dialogue national nag xam ngeen ni fan yi nu génn daal dinañu installé njiit la di président Famara Ibrahima Sagna ak ñu mu fas yéene àndandool ci liggéey bi boobaak léegi nag ndaje amagul seen biir donte am nañu jàpp ci ñoom seen biir ne loolee ne ñàkkum ndaje du ci yàq dara laaj beneen ak lu leen ëlëm bokk na ci it bu keroogee yooyu ndaje fu nu koy defee ndax mbootaay yi amagul ab siège Georges Déthié Diop. benn convocation joxeeguñ ko wala bokk benn convocation eggagul ci membre comité de pilotage bu dialogue national convocation yooyu nga xamante ne ngir ab réunion bu njëkk ñu ngi ko doon xaarandi ay bés bi waaye ñu waxtaanal nee nañu mbir mi garaawul noonu ndax ñu ngi talaata courrier yi mën nañ leen joxe waxtu ñu dëgmal wala fan yi ñu dëgmal li jëm nag ci fi ndaje yi war di amee ndaje yi waa comité de pilotage bi boobi bërëb xamaguñ ko ndax comité de pilotage bi ba léegi amagul ab maakaan wala bokk ña ca bokk xamaguñ ko ñeen ñi yaakaar ne sax ndaje mu njëkk mi mën nañ ko amale fële ca conseil économique social et environnemental ni ñu amagul ab siège nag ñenn ñi jàpp nañ ne moo indi sax yenn yéexaay yi te buñ fàttale ko njiitu réew mi dafa newoon ne dana jox ay jumtukaay Famara Ibrahima Sagna ak i ñooñam ngir ñu mën a réussir mission bi nga xamante ne moom lañu leen jox waaye li ñu nemeeku jamono ji moo di mbir mi yéex na te temps bi xaarul kenn mën nañoo jàpp ne sax ab temps ñàkk nañ ko ci. RFM bitim réew. ñu tàmbalee ko Adja Binte ak général Souleymane yi mi nga xamante ni jëbal nañ ko boromam ci dëkkam ba mu fekk baax. waaye dëj ba tey metti na lool Alaaji Assane ndax ñu bari faatu nañ ca dafa amoon nag ay buuxante bu yu amoon ca fañ ko do waroon robee fa mu fekk baax ca Kerman nekk ci penku Iran ñu bari nag kon faatu nañu ñu ko waxee sànq waaye mujj nañ ko rob gannaaw dëjub ñetti fan yoo xamante ne tey jii lay jeex ca Iran leeral yeeg Kumba Sanjaan Fay. gannaaw El Hadj Ousseynou Diouf atum 2001 ak 2000. ñu jégalu loolu wute na lool ak robob général Souleymane yi. moom si sport ba la nekk. xanaa rek ñu xawal Kumba Sanjaan Fay wala ñu dem bon feneen xaar. mu egsiwaat waa ci sunuy dëkkandooy Guinée Bissau. waaw réaction yi wéy ginnaaw palug mbaalu. waaw njabootu Chérif Mahfouz ñoom nag mooy guide spirituel bu daayira Nuuru Binako bu Guinée Bissau ñi ngi rafetlu taxawaayu askanu Guinée Bissau keroog élection ya ñi ngi waaw itam ki nga xam ne ñàkk na di Domingos Simoes Pereira mu jàpp ci yàlla rek nangu li nga xamante ni moom moo génn ci urne ya te fexe nag jàmm sax ca Guinée Bissau Mahfouz Fall directeur général Nuuru Binako ci micro Lamine Ba. di ko félicité bu baax parce que moom ci boppam xam nañu ko dafa nekk di koo xam ne dafa am ambition pour développer Guinée Bissau loolu du tey avant ça muy nekk président te yàlla su ko jàppale ba waa Guinée Bissau wóolu ko n'est-ce pas à une majorité écrasante pour mu yóbbu seen réew pendant 5 ans am nañu yaakaar ci moom te incha allah lu ñu ci mën a jàppale ci ñaan ak wax ak taalibe tamit nañ ko def pour vraiment pour ñëpp man ko joxante loxo jàppale ko parce que moom rek mënul développer Guinée Bissau il faut waa Guinée Bissau ñoom yëpp ñu man ko taxaw jàppale ko pour mu mën a yóbbu réew mi fu mu ko bëgg a yóbbu te gëm nañu ne incha allah yàlla dina ko jàppale soxla nañu cohésion Guinée waa peuple Guinée Bissau bi yëpp mais soxla nañu tamit ñaan te su wàllu ñaan macha allah am nañu famille yoo xam ne ñu ngi fi
muy famille Chérif dinañ ko jàppale ci ay ñaan. Dominique Simon Pereira xam nga kooku suñu frère la mais frère président bi la tamit ñu ngi koy lancer appel pour mu jàppale rakam xool intérêt Guinée-Bissau parce que tey Guinée-Bissau ñun suñu yéene mooy mu nekk ci pays yoo xam ne ñoo gën a am solo ci Afrique te mën na nekk parce que Guinée-Bissau am na ay ressources yoo xam ne il suffit que waa Guinée-Bissau ñu manko n'est-ce pas ñu jàppalante joxente loxo jàppale seen président xam nañu vraiment mun na développer. ñu dellu Adja Binta ci xibaar bi ñeel waa Iran ak seen général Souleymani bi ñu boom Amérique def lu ni mel jëbal nañu ko boroomam ci dëkk ba mu fekk baax tey. muy Kerman ca penku réew ma waaye ñu bëri wax nañ ko sànq Adja San faatu nañ ca leeral yeeg Kumba Sanjaan Fay. fanweeri bakkan ak ñaar pour doomu Iran daal di rot ci yoon buñ doon yóbbu néewub Hassim Souleymani ki ko xamle di Pir Hossein Koulivan chef service national urgence yi foofu ci Iran mu yokk ci ne lu tollook téeméer ak juróom-ñeent fukk doomu aadama am nañu ay gaañu yu métti foofee ca centre bu Kerman fi officier bi juddoo ñu wax ko fa dent it tey jile dafa feesoon dellu mel ni ba ñu koy defal hommage populaire ci dimanche ak lundi gi ca Téhéran ak yeneen ville yu néew boobee ak lieutenant yu ñu faatandoo ak moom daal di jaar Hassim Souleymani ñu daal di koy faat ci guddib alxames jàpp àjjuma gannaaw ab drone bu réew Amérique defee ab frappe ci kanamu aéroport bu Bagdad parlement iranien bi moom daal na adopté ci talaata gi ab loi d'urgence ngir ñu daal di considérer bépp forces armées américaines ni ab terroriste gannaaw faatub général gi moom mi ñu élevé gannaaw ba mu faatoo ci grade général de corps d'armée ci Kerman di fi mu juddoo ñu dent ko fa it ab mbooloo mu takku doon xaar ci bërëb guddi gi yëpp ngir mun a teewee bi ñu koy dent. démb nag Alaaji San xam nga ne président Sassou Nguesso bu moom mooy président Congo Brazzaville dafa génn ne bëggul benn yoon ñu daal di jël Afrique daal di koy boddi ci wutum jàmm ga ca Libye ci gis-gisu nag professeur Bakary Samb dafa ni sorti médiateur ndax nag moom Sassou moom mooy médiateur ci crise ba am ca Libye du soppi dara ndax Union africaine dafay wéy di jouer rek les second rôles dañu koy déglu. Professeur Bakary Samb. dañuy gis ay réew yoo xam ni taxawuñu dara ak problème africain yi mais ñoom ñoo koy jéem rek te ku ci nekk ci ñoom yaa nga fa ngir sa intérêt boo xoolee ki nga xam mooy Haftar ñi ko jàppale mooy Émirats arabes unis mooy Arabie saoudite ak Égypte te ku ci nekk rek sa intérêt mooy fexe ba frères musulmans yi bañ a gën a am ak yaatu foofu ci Libye wala ñu am influence boo xoolee beneen côté bi muy Fayez al-Sarraj nga xam moo jiite gouvernement union nationale ñi nekk ci wetam mooy Qatar mooy aussi Turquie bi mais aussi ak Iran kon ku ci nekk rek am na loo xam ne moom nga fay dox loo xam ne moo la gën a soxal que sécurité Libye boo xoolee Turquie bi nga xam ne tey day intervenir li ko ci yóbbu mooy fexe ba gaz bi nga xam ne moo nekk ci Méditerranée bañ ko raw ndax gis na Israël ànd ak Chypre ak Grèce ak yeneen pays pour bëgg a moo gaz boobu kon tey réewu africain yi situation bi ñu nekk dafay fàttali la xewoon ca Mali nga xam ni ba crise ba dooree pays africains yi mooy CEDEAO mujj ñu am moyens yi pour mën a intervenir ba France mu mujj intervenir donc problème bi muy posé mooy taxawaayu africain yi tant que amuñu souveraineté ci wàllu mën seen bopp ci ngànnaay mën seen bopp ci wàllu militaire crise bu am Afrique moo ciy gën a loru. kon nag lii moo gën a fës ci xibaaru bi ci réew Alaaji Assane. maa ngi lay gërëm Adja waaye yeneen i xibaar tey jii xam nga sport gi la. waaw ak Sadio Mané. moom la ñuy xaar ñu féete. ñu ngi waajal yëpp nag. mais Sadio nag du yàgg Sénégal xam naa doo ko jot a gis. waaye dinañ fecc tuuti dinañ Youssou Ndour dina tëgg nga feccal ko ñëpp fecc. dëgg la doo ko dinañ gis nag sa pooj bu soobee yow it doo ko jot a dóor nag ndax Sadio Mané dégg naa day maye de. waaye nag kon na ma Malal dimbalee ma gis ko rek. Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar journaliste Sénégal yëpp ànd maasee wooteel Sadio Mané. ñoom ñëpp jàpp nañu ni dafa def jaloore yu am solo ba tax seen kaddu ñu sampal seen laaj boobee Hubert bi nga xam ni moom di Mbengue nekk ci njiit ci journal Record mu ni bu nu xayma li Sadio liggéey ci at mi amul lenn lu ci laam-laamee ni moom la ñu war a jox ballon d'or bu ren gii ci Afrique ndax moo gën a xarañ Hubert Mbengue la ñu dégg. Sadio Mané titre bi mérité na ko titre joueur de l'année 2019 mérité na ko amplement parce que mën nañ jàpp ne ren ji vraiment Sadio Mané wone na boppam gagné na ay titres avec ay équipe am notamment Liverpool gagné na également ay titres individuels donc performance am autant sur le plan collectif maanaam avec équipe bi que sur le plan individuel muy moom li mu def wane na boppam daal si Liverpool ak équipe nationale du Sénégal sur le plan individuel nekk na co-meilleur buteur Première Ligue mu dugal fa 22 buts yem fa ak Mohamed Salah ak Gabonais bi ñuy wax Pierre-Emerick Aubameyang
bu ñu fàtte ne également moom mooy vice champion d'Afrique ba pare nekk ci équipe type bu CAN boobu ba pare bokk ci meilleurs buteurs yi parce que dugaloon na également ñetti but ci CAN boobu donc li ñu mën jàpp aussi c'est que 2019 mën nañ jàpp ni dafa couronné performance su Sadio Mané depuis 2016 Sadio Mané mu ngi bokk ci finaliste yi Ballon d'Or Afrique meilleur joueur africain donc chaque fois 2016 bi Mahrez di gagné ak 2017 ak 2018 yëpp bi kii di gagné Mohamed Salah donc yëpp mu ngi bokk ci finaliste yi te loolu rare mooy joueur yi ko def donc régulièrement mu ngoon ci chaque fois ci podium bi donc Alaaji ñu daal di ñëw ba tey ci mbiri Sadio Mané ginnaaw avant direct bi ci RFM di defal gars yi incha allah. rajo bi daal di yiraat nag ay jaar-jaaram di palmarèsam moom. voilà palmarèsu ballon d'or bi ci boppam xew wi. waaw xew mi. ba mu tàmbalee ci 1970 ba fi ñu toll nii ñan ñoo ko jël ak yan réew yi na juutu. ñu ànd ci Ana Rocha. gannaaw El Hadj Ousseynou Diouf atum 2001 ak 2002 Sadio Mané ndax dina doon ñaareelu joueur sénégalais boo xamante ne dina yëkkati raaya bi mandargaal mooy joueur bi gën a xarañ ci atum 2019 mooy favori atum ren ji gannaaw saison boo xamante ne nekk na ci vice champion d'Angleterre co-meilleur buteur ci première ligue bi yëkkati raayu Champions League bi nekk itam finaliste Coupe d'Afrique des Nations waaye nag fukki at ak juróom-ñaar a ngi nii Sénégal jëlul ndam googe Côte d'Ivoire ba fu ñu toll nii mooy réew bu gën a jël raaya gi jël ko juróom benn yoon Didier Drogba atum 2006 ak 2009 topp ci Yaya Touré diggante 2011 ak 2014 mu topp ci nag réewu Nigéria nga xamante ne am na juróomi raaya atum 1993 gannaaw Abedi Pelé ki di Rachidi Yekini moom moo daal di jël boobule raaya 1994 Emmanuel Amunike waaye nag at bu ci topp Libéria moom mooy jël ndam li ak George Weah mi nga xamante ne mooy tax gullet benn footballeuru Libéria di jël boobule raaya te ba fu ñu toll nii amul keneen ku ko jël diggante 1996 ak 1999 Nigéria daal di dellu si waat am ñetti ballon d'or ñaar pour Nwankwo Kanu ak benn kii di Victor Ikpeba ci ndorteelu atum 2000 yi nag waa Cameroun ñoom ñoo aaye Patrick Mboma daal di jël raaya gi ci atum 2000 diggante 2003 ak 2005 nag Samuel Eto'o moom mooy gën a fës ci continent bi daanaka ba fu ñu toll nii moom international camerounais bi nga xamante ne moom mooy jiite ni ki tey jii ci ngoon cérémonie CAF Awards yi moo yore record bi ànd ci ak Yaya Touré am ñeenti ballon d'or bu ci mujj bi mu am ko ci atum 2010 Mali Togo Gabon ak Algérie ku ci nekk am nga benn trophée Frédéric Kanouté ci atum 2007 Emmanuel Adebayor ci atum 2008 Pierre-Emerick Aubameyang 2015 ak kii di Riyad Mahrez ci atum 2016 boobu ak léegi ki nga xamante ne mooy coéquipier Sadio Mané ca Liverpool moo yore trophée bi muy Mohamed Salah. léegi ñu laaj waa mbedd mi ndax am nañu yaakaar ne Sadio dina jël yëf yi tey ci ngoon tontu li ak reportage Oumou Kalsoum li. Je veux qu'on lui donne ça. Et toi? Ouais, c'est ça. C'est Mané qui mérite. Rue 6 ci Médina fukki waxtu jot na Omar ak i naataangoom wër benn marmite café Touba ku ci nekk joxe xalaatam ci favori ballon d'or africain bi Sadio Mané moo ko gën a mérito bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñi. li mu wane nii moom ci saison bi moom loolu moom mérité na ko. waa ji ne gëm na ni Sadio Mané moo ko nar a jël ndax xarañteef ki mu wane ci Ligue des champions yi moom mi leen ne jot na ngir ñu def ko ballon d'or africain. tant que africain moom yooyu na ko pépp du xam nga parce que doomu Sénégal et puis man moom yéen naa ko moom yéen naa ko franchement wax dëgg yàlla et puis mooy def maanaam mooy def lu leer naa ñu instant si wàllu football parce que tant que tey jeune africain tey Sadio Mané dina del maanaam di nekk dër bu ñuul tey di wane tey ba lu leer naa ñu tey. Amadou Cissé Gueye sol benn maillot bu bleu ñu fekk ko muy naan kaasu kafeem ngi ñëwaat ak ñun ci jaar-jaaru international bi di Sadio Mané. daanaka moo jël Ligue des champions bi meilleur buteur ci Angleterre am na trophée yoo xamante ni am na ko ak performance bi mu joxe kooku bu jëlul ballon d'or gars yi dañu def lu leen neex normalement. raay joueur africain ci at mi daañu ko amal tey ci ngoon ak waa ñii di confédération africaine de football ci diggante algérien bi di Riyad Mahrez nekk ca Manchester City ak égyptien bi di Mohamed Salah ci Liverpool ak naataangoom bi di Sadio Mané ñoom ñëpp bokk ca course ballon d'or bi sénégalais yi ñu jot a dajeel nag jàpp nañu ne kii di Sadio Mané moo nar a nekk ca kaw podium ba ñuy amal ca pyramide ya nekk fële ca Égypte. tarkal alaaji kon dig daje boori 18h et quart. incha allah moom nañ ñaan yàlla rek
ni ko ñëpp yaakaare dina baax. waaw yëf yi ñëw Sénégal. incha allah. ak RFM mbokk yi ci wàllum kaaraange li ko waral cong yi ñu nemmiku fan yi ci yenn ci gox yi Sénégal muy ci station essence yeeg bureau poste wala bërëb yi nuy yëngu ci wàllu njënd ak njaayam gerte gi loole ne ay cong ak li ci mën a doon saafara wala yokk saafara gi mooy waxtaan wi ak RFM ak ñun ci jokkoo bi commissaire Cheikhna Keita commissaire de police la bu à la traite nekkoon ni jamono njiital OCRTIS monsieur Keita ñu ngi lay ziar bu baax. waaye dellu ziar. ñu ngi it ak monsieur Fati colonel Sankoun Fati colonel gendarmerie bu à la traite la moom sëñ Fati ñu ngi lay nuyu. waaw Algasane ñu ngi lay sant. jërëjëf mon commissaire Cheikhna Keita lan nga gis ne mooy saafara ci mbir yi ak it ni nu koy dundee nii ndax dafay tekki ne yëf yi dafa jéggi dayoo. waaw mën nañu wax ni phénomène yu mel nii ay xew-xew la yi nga xam ni mënut a ñàkk am ci biir doomu aadama yi. jéggi na dayoo jéggiwul dayoo yokku bi ci temps bi dafay am effectivement même bu fekkee ni mën nañu considérer que tey la nit ñi gën a yëg ndax presse bi dafa développé wu. waaw mais loolu terewul mu problème bi nekk fii. nekk réalité bi nga xam ni askan wi daf koy dund bis bu nekk ci li ciy metti ci li ciy jafe tey day naqaral seen dund ba tax na ñi nga xam ni moom la yàlla gàll. li nga xam ni mooy saafara loolu muy ñi nekk ci nguur gi dañu war a jàkkaarloog loolu ci réalité bi ci ni mu toll ci ni mu mel sans tenir compte de interpréter dafa yokk wala yokkuwul parce que insécurité am na soo ko seetee ay événements yu bari yuy tegaloo la ñu xam leen gis leen xam fu ñu demee mën leen nat mën leen nat ba loolu mooy tax nit ñi sentir ni ñoom amuñu sécurité ba loolu mooy tax presse bi di wax ni sécurité amul. mais lu mu ci mënti doon état bi moo war a taxaw natt li nga xam ne mooy problème sécuritaire bi indi ci ay réponse donte boo doon nattal état bi di nga nangu ni def nañ ci jéego aussi. dama mën naa d'accord dama ni que ni booy xool avant dañu nekkoon ci jamono yi li tubaab di wax pilotage à vue. li ñu doon def amuloon stratégie bu profonde. ba ci ni nuy limee alkaati yi liñ leen di solal seen ay équipement mais booy xool fi depuis 2012 ba léegi à peu près. yaa ngi sentir ni état bi dafa jàkkaarloog phénomène bi mais nag dafa am retard bu mu am bi nga xam ni. loolu moo tax problème bi di posé wu tout le temps ci xat-xat yii. état bi mu ngi yokk ay jumtukaay. alkaati yi ñu ngi yokk seen maillage ak gendarme yi ñu ngi gën a tas ci dëkk bi mais ba dafa des ba léegi. ñu yokk seen ay pexe yokk seen ay jumtukaay yokk yi tamit seen taxawaay ak ni ñuy utiliser seen ay nit loolu mooy stratégie. suñu boolee loolu dinañ gën a jege résultat bi. mais effectivement ci présentement bi fii. on sent que ni léegi problème bi jàkkaarloo nag moom. très bien colonel Fati également laaj benn bi ci wàllu lan moo ciy pexe yi commissaire Keita nga wax wàllu tëralin stratégie. bon maa ngi nuyu commissaire Keita. d'accord naa ci moom ci benn fànn bi mu wax ni dundu doomu aadama dafa ànd ak loolu. loo xam ni sécurité lu gàllankoor kaarangeem. donc li ci am solo mooy ñaar la il faut pas que ñu di ci tiit tout le temps ba nga nekk ci stress doo xam looy def. parce que doo mën a dund. mais en même temps ñu ciy bàyyi xel bi mooy lan mooy ciy ñaaw njort. xam nga depuis ci njaboot bi ak ci njaboot ñëpp war a ñaaw njort ci mooy nga am réaction de sécurité. ngay aar sa bopp. mais mun naa wax ni ñi ŋànk kaaraange réew mi ñoom seen mun naa wax ni seen ñaaw tey jii ma lay wax ni seen ñaaw njort romb na li fiy xew nii. parce que li fiy xew moom gestion la. parce que doo mën a gérer kaaraange. mooy am na loo xam ne ñu ngi koy gis suñu bët am na loo xam ne du ngeen ko gis. ñu ngi gis suñu bët mooy léegi dañoo yokk effectif yi parce que ñi ci juróomi at yi presque effectif police wala gendarmerie doublé na. mooy également ñu nekk ci réew mi yëpp foo na ñu ngi multiplier brigades yi ak non seulement brigades yi kooku moom pour ay enquête la mais am na yeneen unité yoo xam ne intervention la ñooñu seen luñ leen tàggate pour xeex contre insécurité la. def nañ ko frontière bi ñu ngi koy gën a yokk. kooku mooy capacité li ñu mënul gis nag moom mooy li gën a ci li nekk ci ginnaaw. xalaat yi muy wax stratégie. dafa dañoo am ay kuréel yoo xam ni ay mbooloo depuis ci kaw dafa am coordination muy gendarme muy police ñii ñëpp ñuy ngàkk kaaraange
dañoo am ay kuréel yoo xam ne ñu ngi diisoo am ñoo xam ne dañ ci jàng dem ay lijaasal lu am sécurité ay stratégie kooku moom loolu tax ma ne suñu ñaaw njort romb na li ba dem ci loo xam ne mi ngi wër suñu dëkk yi ñu wër maintenant mon colonel bu fekkee ni laajub ki nga xam ne nekkul seen biir ñoom takk der yi anticipation xanaa munta am ba song yi laata muy am ba nuppi ñuy ami résultat ci enquête ba koy ndamoo ñu kar avorteloo yooyu pexe yi saay-saay waaw pexe moom mooy li ngeen budul gis xam nga lu ñuy gis ne mooy nga am kas bu dara xewee di dara xewee nga mun a réagir xoolal li xewoon boo fa bayoot bi mu amee tout de suite yàggul ñu jàpp ñu koy def xam nga loolu xarante la li xew Tambacounda nag suñ ko mën a brigade bi ñuy rey noonu donc rapidement jàpp na kooku mooy capacité xam nga dafa fekk liggéey ak weccoo xalaat nekk ci côté yëpp beneen kii mooy kaaraange xam di seetlu di déglu moo tax il faut que dégg nit ñi xaw nañu ñaawlu tuuti lu ñu gis ci manifestation ñu benn Baye Fall dafa jàppoon kii ñu RC waaw kooku nit ñi waruñu ko ñaawlu parce que ñun mun na ni ful fu mu nekk mun nañ ko rax bu ki mu jàpp bu fekkee ne dafa takkoon ay ceinture bu nga rëy nit donc loolu nit ñi nañu war a comprendre liggéey loolu lépp ci stratégie police ak wala gendarmerie la bokk voilà donc vraiment kaaraange lu mu laaj dañ ko war a jox donc prévenir ils n'ont pas à s'expliquer d'ailleurs bu fekkee ni pour kaaraange askan wi la voilà donc lépp kaaraange parce que ñi nekk ci groupe mooy manifester dañoo war a assurer seen sécurité donc seen sécurité d'abord ñoom ak sécurité leneen oui donc buñ ko xoolee leneen donc loolu ma ne am na yoo xam ne ñu ngi koy gis moom mooy li bu dara amee ñu mun a jàkkaarloo ak moom ñu mun ko prévenir loolu mooy renseignement muy di weccoo xalaat di booloo muy police gendarmerie même ci région yi région yi très bien gouverneur moom mooy jiite réunion de sécurité donc ñëpp ñi ñànk muy police armée ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci kaaraange gouverneur moo leen di jiite foofu donc coordination am na wéccu am na amul xaajoo police gendarmerie très bien maa ngi ñëwaat ak yow moo colonel nga baal ma commissaire Cheikhna Keita benn laaj bi la li ma bëggoon a leerlu ci sëñ Faty mooy ci wàllu anticipation yi bu dee mun na nekk wala xëy na mu ngi am ci duñu ko yëg ñun yoo xamante ne ay pexe la yu nu avorté loo parce que aussi nit ñi c'est vrai que ni mu ko waxee coordination lépp a ngi am mais bu ay cong di am ni rek nit ñi les faits rek la ñuy mën a jàngat waaw man damay dellu si rek ci benn concept bu colonel Faty maa ngi rafetlu partage antenne bi ak moom xam nga dafa la wax ñaaw njot et c'est magnifique dafa trouver li nga xam ne xëy na man trouver wuma ko ci jóge ci xalaate tubaab jàll ci wolof muy ñaaw njot mooy ndeyu prévention boobu ngay wax anticipation yi ngay wax fii ñaaw njot taxaw fa la ñu nekk di anticiper effectivement prévention kenn du ko gis ci résultat parce que lii xew ci tous les jours da koy mëdd mais prévention mu ngi commencé ci jël benn alkaati wala benn gendarme teg ko ci benn carrefour dispositif prévention yi ak comportement préventif yi nag gën na compliqué loolu mais mu ngi fii ñu ngi ci gis bu nekk lépp da nga koy boole rek ëmbaale ko ci ni effectivement dañu amoon retard dañu am retard ci maillage territorial bi c'est-à-dire que ni ñu occupé territoire bi dafa am fi nga xam ni gendarmerie waroon na fa nekk te àggu fa am fi nga xam ne police waroon na fa nekk te àggu fa te àggagu fa am ni ñu waroon toll te tolloo guñ ko am ay jumtukaay yi waroon nañ ko am te amaguñ ko am li nga xam ni war nañ ko mën a taxawal ci stratégie amaguñu ay pexeem du point de vue de l'équipement ci li nga xam ni jumtukaay yi mooy ànd ak moom par exemple problème mu mobilité dañu am problème déjà pour assurer benn mobilité bi nga xam ni day tolloo ak menace bi ak menace sécuritaire bi ni mu toll parce que du doy rek nga def fii gendarme def ci su guddee ñu taxaw fële mais ci biir stratégie dafa war a am mouvement yi nga xam ni moom mooy ànd ak vitesse bi nga xam ni moom la temps bi demee ak vitesse bi nga xam ni moom la délinquant yi war a mën a utiliser pour comporter wu de manière négative loolu yëpp dañ koy gérer ci biir ay stratégie mais su fekkee jumtukaay yi amul xalaat yi dafay nekk xel yi dafay nekk xam-xam bi dafay def comme a dit le colonel mais mën ñi du mat mais comme on l'a dit depuis 2012 véritablement soo xoolee xar kanamu service de sécurité yi daf lay jox ni effectivement ñu ngi avancé bu baax a baax ci équipement soo xoolee taxawaayu xale yi da ngay comprendre ni ñi kat jël nañ seen métier à bras le corps actuellement
parce que xam na ni sécurité ci ñoom la dépendre. li des nag léegi mooy moyens yi gën a yokku. taxawaay yi gën a yokku. ba fii mu nekk avance bi nga xam ne délinquants yi am nañ ko parce que ñoom tamit seen terrain la nekk. ñu ngi am seen ay moyens ñu ngi am seen bëgg-bëgg. seen bëgg-bëgg mooy faire le mal. comme dañuy faire le mal te da nga leen topp il faut que ñu mën leen dab. suñu avancé ñu mën leen jàppaat à ce moment. dina cohérent ba nit ñi dina mën a dund avec un sentiment de sécurité bu correct bi nga xam ni kenn du xalaat ni yow tey sa bis la. justement parlant de cohérence yëgoo gi ba ci askan bi ci boppam rôle bi mu war a taxawee ak communication bi nga xam ne aussi moo war a dox ci diggante force de l'ordre ak askan wi comme bi. kooku dinaa koy souvent dafa des ci biir stratégie yi que pour ñu am askan wi. il faut que police ak gendarmerie force de défense yi seetaat bu baax a baax seggaat tëggaat seen communication. communication bi du wax booy wax mu dem ci ñële mais da ngay dugg ci biir askan ñi ànd ak ñoom créer corps bi nga xam ni moom mooy nekk corps askan force de défense et de sécurité bi nga xam ni mooy assurer sécurité bi. wóolute bi foofu lay tëddee ba ki nga xam ni mu ngi ci biir këram daf koy wóor ni gendarme bi gendarme am la. police bi police am la. militaire bi militaire am la il faut ñu changer loolu changer bi démarche la bi nga xam ne dafa rigoureuse day dem ba ci biir kër yi donc dem ba ci biir école yi dem ba ci biir marché yi am message yu muy këfin am ay interaction yu am ci diggante population yi c'est-à-dire jëfandoo yu am ci diggante population yi ba ku nekk xam ci sa place lan nga fa mën a def par exemple population bi xam ni bu d'accord ni police bi police am la après moom ci problème mu sécurité am lan la mën a apporter police bi fan la mën a taxaw dafay dem ba ci organiser leen ci ay association de quartier association de voisinage de commissariat association sécuritaire pour le village de tel mais ay association yi du ay association ay gàddu ay yet di garder dëkk bi dafay association yi nga xam ne dañuy ànd police bi ànd ak gendarmerie bi pourquoi parce que léegi conscience su besoin sécuritaire bi benn la donc communication bi dañ ko war a tabaxaat donc du classique ñii ñu dénk leen ko yéen journaliste mais dañ ciy ànd ak yéen ànd si ak sunu ay pexe ànd si ak service de communication yi xam ne dañ koy porter am ci ay objectifs c'est important merci beaucoup mon commissaire ñu jeexale ak colonel Sankoun Fati mon colonel wax nañu wàllu mobilité sànq commissaire Keita wax na ko léeg-léeg ñu nemmeeku it ne saay-saay soosu dañuy beraluñ ko kenn gaa waaye léeg-léeg dëkk yu xëcc yi nga xam ni moyens yi du demee ni wala du foofu am poste gendarmerie wala police it foofu la ñuy gën a yëngoo ci wàllu moo tax il faut que moyens yi mënut a ñàkk. kooku moom mun naa d'accord ma tellement avec commissaire. parce que gis nga stratégie bi wax ñun lan nañu lu ñuy wax ne le plan stratégique horizon 2025 fii ak 2025. fépp lu kaaraange war a laaj ak ñaaw njort bi ngay wax. fépp fu gendarmerie war a taxaw fu muy waxee ni eggaguñu fa. heureusement wax nga ni eggaguñu fa. dinañ egg foo xam ni gendarme waroon na fa taxaw wala muy brigade muy force d'intervention yooyu yëpp jàngaat na diisoo ko ak. justement moo tax mu wax wàllu retard bu ñu war a dabu ndax boo ne horizon 2025 nangu nañ ni ab dabu am na. non du dobu c'est-à-dire. xam nga ren. waaw ñu ngi depuis ay quelques années ñu ngi affaire du terrorisme. dafa fekk ñun déjà avant loolu ex mun naa wax avant yëfu Mali ex ñun amoon nañ ci entraînement di préparer ñëpp xam nañu suñu force d'intervention ñoom GIGN et consort am na yeneen unités yu ñu créé yoo xam ne pour anticiper bien avant sax ñuy wax affaire Mali. xam nga loolu mooy anticipation. oui ça veut dire que mënuñu natt ni ñun dañoo am retard. mais dañuy ànd ak en tout cas dañuy ànd ak suñu temps mais mun naa wax ni sax raw nañu suñu temps parce que li xaw Sénégal nii ay banditisme kii kooku moom xam nga niñ koy gérer. mais dama ne suñ ñaaw njort romb na loolu. ok de fait que moyens yi ñuy am xam nga avant gendarmerie léegi nag am nañ ay oto yenn oto yi la ñu am léegi yaa ngi gis même ci défilé bi am nañ bépp ay avion am nañu ay drone. donc am nañu benn ay système yoo xam ni moom